mbokki nuy leen rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru timis yi la ci gën a fës bokk na ci mbirum taskatu xabaar bii di Pape Ndiaye am lante ak yoon tey jii ci la ñu ko waroon àtte waaye at layo ba dàq nañu ko ba fanweeri fan ak benn ci weeru mai li ko sabab moo di nee nañu ñaar ci témoin kon ay témoins yu waroon a teewe boobu la layo ak it partie civile yi la ñuy sàkku seenub teewaay ci jamono ji nag dafay desandi ci kaso ba ñu tëye ndéegum ko fa ci pàttali moom Pape Ndiaye ñi ngi ko tëye woon ci mandat dépôt ginnaaw mbiri njuuj njaaj yu ñu koy tuumal ak di jéem a gàkkal derop banqaas bu tukkee ci wàllu yoon de institution judiciaire wàllu wér-gu-yaram journée mondiale lutte contre hypertension artérielle mu di bëccëg gi ñu jagleel xeex lii di tension buy yéeg ci bëccëgu tey gii la fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai ñu seetlu ne fii ci Sénégal wopp la juy sonal lool mag ñi daanaka téeméer yu ci jël fanweer amee nañu ko nees di def ba lijjanti lu ni mel mooy kon solo sa bëccëgu tey gii ñuy xeexe loolee di hypertension artérielle diwaanu Kees moom ñu bari ci askan ñoo ngi ci jaaxle sabab li moo di dëkk ba moo boole xayadi ak salte daanaka bu njëkk ba silvissé lañ fa daan gis ak cet léegi nag barab boo sànni sa bët gis fa mbalit muy juuge lu ni mel tax na kon askan ak service d'hygiène ba foofee di yëglu ngir bëgg ñu ceeltee jëli matuwaay laata kon nawet bi di yegsi mbokk yi lii mooy li gën a fës ci xibaaru timis yi ci télévision Futurs Médias ngeen taaxee lu ñu faram fàcce leen ko. Pape Xoone Ndiaye di taskatu xabaar bi am lante ak wàllu yoon ñu tëye woon ko tey jii la ñu ko waroon a àtte ca tribunalum Dakar waaye yëf yi dàq nañu ko fanweeri fan ak benn ci weeru mai ca lay war a layoo kon war a jàmmaarloo ak ñi nga xamante ne ñoo koy tuumal li waral dàq gi nag mooy témoins yi la ñu bëgg ñu fekkee layoo boobee ak it ñaari partie civile yi koy topp ci wàllu yoon jamono ji des koy tëyee ndéegum ci kaso bi ci pàttali ñi ngi ko mandat dépôt woon ndax tuumay escroquerie mu di njublang ak it gàkkal derop banqaas yoon di institution judiciaire kenn ci seeni avocat di wuyoo ci turu Maître Mamadou Seck ñu déglu ko ci micro Fat Bintou Konté. dañoo jëloon toutes les dispositions pour Pape Xone Ndiaye ñu koy wax Pape Ndiaye nekk sa Walfadjri journaliste pour ñu àtte woon ko tey man mi di wax ak yow ay kilomètres laa def pour ñëw ñu mën ko taxawu ba ñëwee ba nag woo nañ dossier bi tribunal laaj na Pape Ndiaye ndax li ñu koy toppee nangu na ko wala nanguwu ko Pape Ndiaye ne nanguwu ko tey nanguwu ko ëllëg loolu moo tax tribunal bi ne comme benn partie civile kese moo teew maanaam kenn si ñu portoon plainte moo teew am na beneen partie civile bu des am na tamit ñaar ñoo xam ne dañ leen a déglu comme ay seede tribunal bi ne faaw ñoo ñu ñëw pour mbir mi gën a leer looloo waral ñoom ñu ñëw mais li si am solo rek mooy procès bi bu kenn wax ne c'est parce que convoqué wuñ ma woon wala yëguñu ma ko moo tax ñëw ma procès bi yaakaar naa xale bi juddu tey sax yëg na ni procès Pape Ndiaye bi tey la loolu moom leer na Sénégalais yëpp ba si ñin yëkk bitim réew sax xam nañ ni procès bi tey la bu leen fekkoon Sénégal ñu ñëw fekke ko kon bu kenn wax ne c'est parce que convoqué wuñ ma moo tax ñëw ma procès bi ñëpp yëg nañ ko maintenant lan moo tax ñëwuñu ñoom ñoo xam ak yàlla mais de toute façon ñun amuñu leen luñ ci ragal comme ñoom ñoo porté plainte tey ñëwuñu ñu ngi leen di xaar ba bañ ñëw parce que ragaluñ dara pour jàkkaarloo ak ñoom pour seetal Pape Ndiaye li si am solo rek ba am si solo mooy Pape Ndiaye depuis que enquête préliminaire ba maanaam bañ ko déglu police ba niñ ko indi tribunal mu ngi continuer di lànk mu ngi continuer di bañ loolu nag daf ñuy mettre à l'aise en tant que défense daf ñuy mettre à l'aise. commune bu Mermoz Sacré-Cœur di commune bi nga xam ne moom la Barthélémy Dias jiite moom mi ko jiite nee na recette commune ba dañu ko bloqué 2009 ak léegi nee na nag loolee ñi ko def génnewu ci loxob Macky Sall président de la République moom Barthélémy Dias it dikk na daal ci ndaje mu doon amal tey ji ngir ñaawlu lu ne mel fa la xamle ne it ne ci élection locale yii ñu dëdmal moom Barthélémy Dias candidat kon la fas yéene doon ci mairie bu ville bu Ndakaaru wàllu wér-gu-yaram ak it woppi coronavirus jéeg lañ ca baaxoo woon te teg ko fi suuf mu di yor gu nekk kenn ci ndawal ministère de la santé taxaw ci télévision nationale ak it ci rajo yi ngir joxe bilan bi loolee dañu ko dakkal ndax lu gën lam mënees na ko woon wéyal taskatu xabaar bi nga xamante ne ji xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu wér-gu-yaram ak ni muy doxee gis ne lu jaadu la ju dakkal kon ndax wàllu communication mbir boo ca nekkee ba jëmmi jamono da ngay seet weneenu doxin ñeneen ñu gisee nu ni mel it lenn ci askan wi la ñu ànd ci reportage bopp Alassane Ba ak Gervais Yao defal nañu ko. ca njëlbeen dañu bëggoon encadrer li nga xamante ni moom mooy xabaar ba ñu joxe fexe ba média yi jot ci fexe itam ba askan wi ku ci nekk xam fan la mbas mi toll tey ji nag ñu gis ne coppite am na ci coppite yooyu ndax dafa jëm ci li nga xamante ni moom mooy taxawal stratégie bu bees ci lu jëm ci communication ministère de la santé. mën nañ ko dakkal ndax li nga xam ne moom la ñuy wax épidémie
soo ko dee gérer doo ko gérer rek ci benn stratégie boo xam ni njëlbéen ba ci mujj ga boobu rek benn boobu lay doon. journaliste bi nga xamante ni xam-xamam dafa màcc ci wàllum santé publique di sàkku itam ñu tey ci donte sax ñu ngi nemmeeku ne cas yi ñu ngi wàññeeku. stratégie ba nga doon utiliser ak na mu doon amee impact ci nombre de cas yi da nga koy réviser defaraat ko. atteindre guñu li nga xam ne moom la ñuy wax immunité collective mais comme atteindre guñu ko bu ñu bàyyi information bi ñeneen di ko këf. beneen mbir itam bi ñu war a moytu mooy bàyyi ñi nga xamante ni xamuñ ci dara di duggal ay xabaar ci net bi ay xabaar yi nga xamante ni jaarul yoon muy jur ay gàllankoor ci askan wi. pour éviter ñu dellu nag ci lu demee noonu muy juraat li ñuy wax psychose yàq xelu nit ñi da ngay segmenter information bi ba nga xam ni taskatu xibaar bi bu koy jot ak keneen ki koy jëfandikoo day xam ni kii cachet officiel la xibaar bii ma jot mooy bi wér. ci côté askan wi nga xamante ni daje nañu ak ñoom ku ci nekk am na xalaatam ci li nga xamante moom mooy dogal bi ministère de la santé jël. dëgg la bu dee dañ ko arrêté woon xëy na peut-être du ñu am source fu ñu amee information bu dëggu mais bu dee am nañ beneen feneen fu ñu mën a amee information mais ñu assuré wu ne information bi dina nekk information bu baax parce que. mais loolu dañ doon seen responsabilité mën nañu continuer def li ñu doon def ñoom dañuy mel ñoom dañuy pare sa affaire yi quoi. Assane Touré di sàkku ñu xalaat bu baax stratégie bi ñuy teg. fexe ba média yi di wéy di am accès ci information officielle bi ngir ñu maintenir prévention bi fexe ba ñu mën a yegg ci li ñuy duppee immunité collective. loolee ñu tuddee point Covid wala situation du jour te ñu dakkal ko ñu ràññee ko ci def gi ministre bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr daan na ko def docteur Aloyse Waly Diouf daan na ko def docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye daan na ko def ba ci ki nga xamante ne ji moom moo di docteur Ousseynou Guèye waaye ki ci gën a ràññee ko nag ñu bari ci Sénégal yi jàpp ko moo di docteur El Hadji Mamadou Ndiaye directeur de la prévention moo di kan ñu ànd ci ak Pape Fara ñu ngi cib nataal. ci ginnaaw masque bi xar kanam gi ngeen ciy gis mu nekk loo xam ne tàmm nañ koo gis ci sunu biir kër yi. docteur El Hadji Mamadou Ndiaye am lu tolloog 20 at ak juróom ci wàllu expérience saa su ne ñu gis ko sunu biir salon yi muy def xayma ci tolluwaayu mbas mi fii ci réew mi. bés bu yàlla sàkk depuis at bu teg laboratoire yëpp ku ci am résultat à partir de 4 heures ci ngoon dañ ñu koy commencer di ko envoyer bu njëkk ba à partir de 6 heures suñ koy jot ñun tamit fii ci suñu secrétariat. am na ay agents yi nga xam ne ñoo may jàppale. ci njalbeen bi début bi résultat yi bi mu bëree noonu dañ ko doon liggéey dem ba minuit 1 heure 2 heures 3 heures ba 4 heures du matin. cabinet ministre de la santé moo yore communiqué bi moo koy génne. niki démb dimanche mu nekkoon bu mujj pour docteur Mamadou Ndiaye li ko waral ministère de la santé dafa dakkandil point du jour yi ñu dem def direct ci télé bi. dañu ne nit ñi li ngeen doon jot mun nañ leen ko jottali. comme nii ngeen jot ko fekk aussi amul problème donc loolu bi ñu ko xalaatee te aussi contrainte bi ci amoon nit ki ñëw bés bu nekk. waaye li nu mel changé nu lu bëri ci dundinam moom mi di directeur de la prévention. sénégalais yi tamit ñu ci bëri dañuy supporter dañuy woote wala nga tas ak ñoom ñu wax lu baax ñaanal la wax la lii et cetera parfois sax am na sax ñu lay jubbanti loolu changé na lu bëri man gën naa def attention ak. ci organe de presse yi. laata moom Abdoulaye Diouf Sarr Aloyse Waly Diouf Marie Khemesse Ngom Ndiaye même sax docteur Ousmane Gueye daana doon génn di def li nga xam ne moo nekk point du jour gannaaw fukki weer ak ñeent bii nag moo nekk njeextal bi ñu amalee 200 ak ñeent fukk ak benn yoo xam ne génn na ko ci télévision bi mu demoon ba mujj métti lool. tey di altine fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai bëccëg la bu ñu jagleel xeex hypertension artérielle mu di tension bu yéeg ñu seetlu ne fii ci Sénégal ci mag ñi téeméer boo ci jël fanweer yi wopp joojee da leen di sonal loolee tax na nag ñu war a gën a taxaw ci fàggu gi matuwaay yu ñu war a jël ngir moytu jooji lee wopp gis nañu ne leen rek fi mu nekk ni daal mooy li nga xamante ne ji moom la ñu gën a mën a taxaw mooy moytu lu mën a jur lii di AVC ci woowu li wàll ñu ànd ceeg fat ki ne dem. ñett ñoo jël ci mag ñi kenn ki am na hypertension. ñu gis ni téeméer boo jël sax ñu ne fanweer ya ca lay toll lii nag ñu ne boo moyul mën naa gën a jéggi dayoo bu nu sukkandikoo ci mbootaay gi ngànk wàlluk wér-gu-yaram di OMS
hypertension artérielle nag bokk na ci jàngoro yooyu nga xamante ne dañu naan tekkaaral ñaare ki ko am balaa mu koy xam rek fekk na sori na lool ci moom. ñu gis ni nag feebar la boo xamante ne loraange yi foo ko natt weesu na ko ndax yi ñu duppee accident cardiovasculaire da koy faral di indi ay jafe-jafe ci wàllu xol ba ci crise cardiaque di xol bu taxaw hypertension artérielle muy diabète ak yeneeni jàngoro mu bokk ci yi ñu duppee maladie chronique nag ñu ne boo moyul la muy faat ci bakkan dana jéggi dayoo ci atum 2025 buñ ca teelul jël ay matuwaay mbootaay gi ngànk wàlluk wér-gu-yaram moom moo ko xamle ñu ne sax la muy rey boo moyul dana ëpp li sibiru di rey sëkkat su tar si ba ci jàngoroy sida mbootaay yi nag di OMS di soññ rek ci réew yi rawatina ak askan wi ñu sàmmonteeg yi ñu jàpp ni bu ñu ko matalee nag mën nañoo mucc mbaa sax ñu fegu ci jàngoro ji di hypertension bokk na ci fexe rek di saytu sa bopp saa su ne muy dépistage précoce boobee ñuy wax waaye tamit moytu nag jël yaram bu bari daf koy yombal di yëngal sa yaram maanaam di def tàggat yaram waaye tamit fexe rek ba lépp loo xamante ni nii ab stress la jaxasoo ci wàllu xel ñuñ ko mën a moytoo dana ci baax wàññi mbaa sax ñu bàyyi jëfandikoo alcool bi ba ci toxum cigarette waaye tamit nañu fexe bay lekk-lekk gu sell yii nag ñu ne buñ ko matalee dana baax lool ci suñu wér-gu-yaram ndax jàngoro ji di hypertension ci Afrique ba tey daanaka téeméer boo jël ñeent fukk ya jàpp juróom fukk amee nañu ko booy xool ci àdduna wërngal këpp juróom-ñeenti téeméeri million ak juróom-ñaar fukk mbaalu ko ëpp lañu ne ñoo amee jàngoro ji di hypertension ndeeteel li tamit jéggi dayoo ndax téeméer boo jël ci àdduna bi fukk yaak juróom-ñeent feebar bi moo koy indi. Dugar ga ca Tëngéej sagaro fa doon xeeñ far na jàpp ci week-end bi ñu génn daanaka dimanche ci ngoon jàppante bu rëy am na fa ci diggante lenn ci askan way bañ benn projet bu Peacock investissement la ñu ko jox jëm ci juróom-ñaar fukki hectares yi suuf ak ñaar yu ñu bëgg a jël askan wane du ca dal juróom bu jàppante ba gendarme yi wàll ci woon ci am lu toll ci fanweeri doomi aadama ak ñeent yoo xam ne tegoon nañ leen ci loxo leneen loolu it ña foofee te doon manifester ñu ngi koy ñaawlu moo di daal nee nañu kilifa yu entreprise bi di Peacock ndaje mi ñu waroon a amal ñoom teewuñu ca te gis nañ ne loolee doon na lool mënut a indi saafara ñu ànd ci ak Abdou Diouf Diagne Ahmadou Bamba Sambo. ñenn ci askan wi ak way takk der yi di wéy di laalante lopp fanweeri doomu aadama la ñu fekk seeni kër daal leen di jàpp muy jëf joo xam ne nag ki nga xam ne moom mooy coordonnateur bu cadre d'échange de réflexion et d'action pour le développement de Dougar di ko ñaawlu. donc bi ñu yeewoo ci fajar bi les forces de l'ordre yee ñu ak fitna bu métti ñëw yéeg ci miir yi dugg ci biir kër yi di këdd bunte yi di ko yàq di jël ñëpp ñu fa fekk ñoo xam ne ay góor lañu amuñu benn distinction donc jàppoon nañ ci fanweer ak ñeent après audition ci la ñu bàyyi 10. mënuñu comprendre des Sénégalais di tirer sur des Sénégalais avec des balles comme ça ci ñoo xam ne dañuy réclamer tout juste leur droit. waxtaan yi nga xam ne nag ñu ngi ko doon wax fan yee ñu daal di génn ñoom ñi la nag ñuy xam ne waa Peacock ñoom ñoo lànk bañ a ñëw. non waxtaan yi lii taxoon akal mi am sax d'ailleurs waxtaan yi waxtaan yi ñu sumboon loolu la semaine bi passé yëpp pratiquement ñu ngi doon xaar dem nañu ba vendredi ñu xamal ñu ne waxtaan yi mënatul am parce que dafa jàmp donc ñu on est disposé à ce que ñun ñu waxtaan parce que rapport bi nga xam ne mu ngi jógee ministère de l'intérieur benn solution rek la préconisé mooy que nañu toog ñun ak waa Peacock Investissement ñu toog waxtaan mais li ñu constaté mooy que loolu ñi nga xam ne ñoo ko war a provoqué ñoo war a taxawal waxtaan boobu nekkuñu dans les dispositions pour que ñu mën ko taxawal. askanu Dougar yi nga xam ne nag ñu ngi wéy di sàkku ci kilifa yi ñu wut saafara seen jafe-jafe boobule di xam ne nag dinañu wéyal ñaxtu yi même bu fekkee ne takk der yi ña nga fa. Abdou Diouf Diagne bawoo Dougar ca Tëngéej wutali diwaanu Kees ak askan waak lu leen jaaxal jamono ji ca benn dëkk ñaari gaar moo di jafe na nga xool barab te gisoo fa mbalit muy juuge mu di lool nee nañu dëkk ba mel woon noonu ay jamono léegi la ko mel ba tax na mu di askan yi di waa service d'hygiène ga foofee ñoo ngi sàkku ci ñu jël ci matuwaay balay nawet bi sax di gën a ñëw ndax lu ne mën na caa juddoo Cheikh Anta Diop sëy Latiir naka boo duggee Thiès quartier boo dem ñu ngi fa jóg ay mbalit rawatina fii ñuy wax zone industrielle jàpp fayu ba Mbour 3 saa su nekk ñi ngi gis camion yi ak charrette di yàpp mbalit di ko tuur ci bërëb yi Thiès de daanaka ñu bëri nee nañ dafa mel ni dañoo toxal fii ci diwaanu Thiès mbëbës. ñun ñu fi nekk sax danger la ci ñun quoi xet bi ngay noyyi baaxul dañ fi këpp ay animaux yu dee
ay déchets yoo xamante ni bu hôpital yi lay jógee parce que am na ay xale yu tuuti yoo xam ne dañoo war a dem école mais du matin au soir fii la ñuy yendu fii la ñuy nekk kenn du xam ban heure lañ fiy jógee. soxna Yacine Diouf it moom it ci quartier bii di Fayu 2 la dëkk. boo duggee sunu néeg yi danga naan fii mooy mbëbës bi néegi day xasaw xunn boo weeree yére yi liñ gi day taq rip école baa ngi fii xale yi dañuy tëj kii buntu yi at fenêtre yi xale yi dañuy mujj bu ñu ñëwee dañuy sëqal sama doom toog na lu mat weeru yàlla jàngiwul. ëlëm na lool askanu Thiès tiit nañu ay jàngoro ngir mbalit mi loolee tax nag waa service d'hygiène jóg ànd ci ak capitaine Idrissa Ndiaye mi nga xamante ne mooy chef régional service d'hygiène bu Thiès. fii si Thiès foo tourné rek da ngay gis dañ fay tuur mbalit. mooy charretier yi wala ñi nga xam ne ñooy jël mbalit bi di koy yóbbu si décharge bi ñoom kenn encadré wu leen. méngoowul ak loo xam ni loolu la ñuy wax décharge contrôlée. service d'hygiène nag dina dem waxtaan aussi ak autorité administrative yi. dinañ dem aussi si mairie yi jéem a waxtaan ak ñoom pour mun a xam aussi lu ñu mën a saafara maanaam jafe-jafe bi nga xam ni jànkonteel nañ ko si wàllu mbalit bi si ville bu Thiès bi. ndaxte lii bu ñu ko bayalee mbalit mu bari mi ci diwaanu Thiès jàngoro ju kenn mënul saafara lay jur. PAF mu di plateforme africaine pour l'autonomisation des femmes am na benn forum boo xamante ne ji amal nañu ko lañ cey waxtaanee wàllu pétrole ak gaz la ana ban taxawaay wala ci war a doon ci groupement jigéen ñi loolee lañ ci doon waxtaane mu di ndaje mu yaatu kenn ci ñi amal lu ni mel soxna Maymuna Njaay lay wuyoo mooy njiital PAF ñu déglu ko ci kàddu leeral yi nga xamante ne ji dénk na ko Fat Bintou Konté. woo ñi nga xam ne sunu gan ñi nga xam ne dañoo jóge bitim réew ñëw ngir liggéey ci pétrole ak gaz waxtaan ak ñoom ñu xam ni kat ñun lii ci lan bokk te boole nañ ci suñu bopp te xaaruñu kenn boole ñu ci donc looloo tax ñu woote waxtaan tamit ngir suñu mbokk jigéen ñi ñuy woo nga xam ni sori nañu xëy na jumtukaay yi yomb leen ñu fexe ba ñun li ñu xam ñu xamal leen ko ñu mën leen a waajal ba bala ñu cee yegg ñu mën a bokk ci ñi nga xam ni contenu local bi ñuy wax dinañ ci jël seen wàll. waxtaane wàllu tàggat yaram ak basketball Africa League AS Douane am na ca ndam diggam ak GSP bu Algérie la juróom-ñeent fukk ak ñeent ci juróom-ñaar fukk ak juróom-benn maanaam 94 ci 76 loolee nag ndam li nga xam ne AS Douane am na ko bu ñu sukkandikoo ci kàddu seen entraîneur Mamadou Gueye li ko waral bokk na ci jàpp te bàyyi ak deewoo ko dem ba jeex ñu déglu ko moom Mamadou Gueye ci micro Mor Bassine Niang envoyé spécial bu quotidien record fële ca Kigali ca Rwanda. victoire bi dafa nekk victoire boo xam ne dafa spécial joueurs yi dama gis ne ils ont le niveau international ils sont très durs ils ont un très bon mental dañu concentrer juste suñu ay force éviter yenn d'aller dans l'imprévu comme ni ñu koy waxee di jël ay décisions yoo xam ne kenn xamul lu mu doon concentré wu vraiment suñu basket gën a dëgëral suñu ay tànk en défense pour gagner score bi ñu gagné tey. Mamadou Gueye Pa bi gannaaw wàllu basket waxtaane wàllu football ak fukk ak juróom-benn bëccëg bi ci wàllu Ligue 1 fii ci Sénégal Teungueth FC ma ngay wéyal ndam yi nga xamante ne ji mi ngi koy am ñaari tali la duma benn bal ci dara ngir nag mën a kon dar kii di ab dauphin ñu ànd ci ak Mamadou Ndiaye ci ay leeral. gannaaw ñetti match nul yi mu mujjee am ñaari tali daanu na ci digganteem ak Teungueth FC benn bal ci dara ñaari tali daal di raté occasion bi nga xamante ni dina tax mu daal di génn ci suufu classement bi. joué nañu ba dee mais xëy na dañuy tombé si équipe boo xamante ne aussi tamit équipe bu baax la vraiment équipe bu gën a huilé parce que tey joueurs yi joué fi yëpp am ñu bëri bi mooy seen troisième match mais comme ni nga expliqué dara jeexul daal donc il reste 11 journées ñu continuer liggéey rek mais am nañu yaakaar si maintien bi. waa Teungueth FC ñoom daal di enchaîner seen ñaareelu victoire bi tax ñu jël ñaareelu place ci classement bi. ñu ngi démarré match bi avec benn organisation boo xam c'était en 3-1 4-1-1 et loolu dañ ko def c'était surtout pour. Pouvoir fixer l'adversaire ci digg terrain bi pour pouvoir contourner après maintenant gis nañ ni après am nañu ay situation surtout début match bi mais xale yi dañu xawoon yàkkamti ba tax na du ñu def ay choix yu baax bi ñu demee ba deuxième mi-temps bi après 30 minutes ñu gis que ni adversaire bi physiquement vraiment ñi ngi puiser ci seen réserve bi il fallait que ñu changer et élargir surtout suñu équipe pour que ñu gën a mën a utiliser espace yi nga xamante ni dina am et je pense que but bi aussi si loolu la jógee donc xale yi def nañu match bu baax. suñu amoon ndam seen digganteem ak Teungueth FC dina tax ñu daal di génn ci suufu classement bi ñii di waa Teungueth ñoom ñi ngi topp ci ginnaaw ñii di waa AS Pikine benn poñ moo dox ci digganteem ak AS Pikine.
yeneen i xibaar ci télévision Futur Média 20h lay doon ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop jàngeen jëf mbokk yi yàlla nañu yàlla may fanaanu jàmm.